asalaamaaleykum mbokku Saint-Benoît maa ngi jël sama nuyoo di ko toog ci loxo monsieur le maire Momar Ciss mu teg ko ci loxo waa communauté bi yëpp monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di nuyu aussi suma papa suma camarade le colonel Mboup moom mi nga xam ne aussi moom ci bëgg naa ne ci pionnier yi nga xam ne ñoo fondé APR ci la bokk di nuyu sunu camarade bi nga xam ne moo ñu dalal fii tey di Gabriel Bopp moom mi nga xam ne aussi ci pionnier yi nga xam ne ñoo taxawal parti APR fii ci Kër Mousso ci la bokk yaakaar naa ni di nuyu jeunes yi ñu fi fekk yépp yaakaar naa ni tey bu ñu ñëwee fii dañoo nekk ci suñu étape bu tournée départementale sous la direction éclairée de notre coordinateur départemental monsieur Augustin Tine mu joxoon ñu ndigal nañu sillonner département bi yépp ak commune bi xool fépp fu nga xam ne xaw nañ fa soxla ndimbal ñu dem dooleel leen jàppale leen ensemble ànd ceeg ndaw ñuy def ay caravane ay porte à porte pour que ñu mën a gën a am taxawaay ci élection yi ak ci jouru vote yi defe naa ni monsieur le maire témoignage yi ñu def fii ci yow loolu dafa doy sëkk dool xel parce que olof nee na suñ nee diw baax na dañ naan kan moo ko wax te yow say mbokk ñoo ne ku baax nga kon monsieur le maire ku baax nga te monsieur le maire aussi lii ngeen wax moom yaakaar naa ni benn rek lay xaar benn fay rek lay xaar parce que li ngeen wax yépp fii ci lu baax ci monsieur le maire moom leen rek moo ko tax a jóg benn objectif rek la am benn défi rek la am mooy jox le président de la république Macky Sall victoire fii ci kër Momar Ciss au soir du 24 février te ci yéen la ko yaakaare kon lu baax loolu ngeen koy wax loolu ngeen ko mën a traduire jox ko victoire au soir du 24 février monsieur le maire te yaakaar naan population Saint-Benoît dégg nañ loolu. le président de la république Macky Sall nag li tax ñu war koo fal yéen jigéen ñi loolu laa leen di wax ko aussi waajur yi wax ko borom kër yi parce que bu ñu waxtaanee rek te yàlla rek tax le président de la république Macky Sall li mu fi def yéen jaboot yi xam ngeen ko mooy président bi nga xam ne ba mu ñëwee 2012 ba léegi dund gi dara yokkul wax dëgg yàlla en 2012 bi président doon ñëw saaku ceeb da doon jar ba 23000 francs CFA butéelu gaz dañ ko doon jënde ba junni kilo suukar da doon jar ba 1000 francs tamaate noonu meew noonu saabu noonu mais président de la république Macky Sall ba mu ñëwee léegi dund gi lépp a wàññeeku dara yokkul loolu rek dafa doon benn ci firnde yi nga xam ne war nañ koo fal waaye buñ jugee ci loolu dañoo ñëw fii nekk mu nekk dëkk catholique dëkk bi nga xam ne këru diina yi lim fi def yaakaar naa ni yemale ko ci jullit yi yemale ko tamit ñi nga xam ne bokkuñu jullit bokkuñu ak diina yi jullit yi diina muy catholique yi yaakaar naa ni lim def Popenguine moom la def Tivaouane moom la def Touba moom la def ci këru diina yëpp dafa yemale ñëpp kon yooyu dafa nekk loo xam ne dañ koy war di wax nit ñi di ko dégg. mooy président bi nga xam ne aussi bi mu ñëwee ak léegi yaakaar naa ni lim fi def ci dox jàmm ci dëkk bi lim fi def pour nit ñi nekk ci jàmm élection yi bañ ko tàmbaleeg léegi wax fa dëgg yàlla gis nañ ne am na évolution par rapport ak élection yi nga xam ne mooy yi ñu daan weesu loolu rek dafa war a tax ni ñu waxaataan ak njaboot gi waxtaan ak ndaw ñi parce que ndaw ñi ñoom ñoo ngi nga xam ne ñooy avenir u ëllëg wax leen li nga xam ne mooy seen njariñu ëllëg mooy ñu voter président Macky Sall massivement le 24 février pour mu jéggale mandaam te yaakaar naa ne loolu incha allah waa Kër Mousso duñ ci def ginnaaw samay kàddu nag du ma ci sori monsieur le maire dama ci àndoon ak jeunesse départementale bi yëpp ñoom Abdou Diouf ñi ngi nii ñoom Fat Kara Thiam ñoom Issa Fall ak ñoom Gabriel Bopp ak jeunesse su Kër Mousso bi ñu fi fekk yëpp ñoom ñëpp ñi ngi def benn benn dànk fas yéene accompagner caravane bi accompagner le coordonnateur départemental Augustin Tine
jël suñ victoire jox ko mu jox ko le président Macky Sall au soir du 24 février jërë ngeen jëf yëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf Gabi. Population Kër Moussa, particulièrement quartier Saint-Benoît, ñu ngi leen di nuyu ci turu coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne moom la ñu jiite ñëwoon fii tey jii di beral nuyoo nag ngeen baal ma sama goro waaw ndax dama am goro fii ci biir xam naa ne ñu bari xamuñu ko waaye mu ngi fii te maa ngi koy séen xam na ki may waxe xam na ko di nuyu aussi délégué de quartier bi di nuyu notable yi femmes yi ndaw ñi ak ñëpp xalaat naa lii ñu def nii kër Saint-Benoît tey su fekkee daanañ ko def it bariwul mais nag dañu fi gis loo xam ne dafa dal suñu xel parce que le 20 juillet 2017 bi ñuy dem élection législative Saint-Benoît daf ñu jox résultat boo xam ne kenn mësu ko gis ndax pour vous dire la vérité maa ngi nii ànd ak waa Kër Moussa mais la majeure partie ci bureau yi nekk Kër Moussa yëpp dañ ko perdaloon sauf Saint-Benoît donc loolu mérite la boo xamante ne vraiment bu ñu toogee fii tey il faut ñu wax ko donc félicitations waa Saint-Benoît yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm am na nag quelques doléances yoo xam ne wax nañu ko fi ngeen may ma balaa ma ci yegg ñu remercier gan yi nga xam ne ñu ngi bokk COJER muy ndaw ñi te Lamine Ngom jiite leen ñu jokk ci ndigalu coordinateur départemental di docteur Augustin Tine mu yebal leen ne leen seen liggéey bu mu yem Thiès mais département bi yëpp jokk leen ngeen dugg ci ngeen continuer ngeen liggéey te loolu mooy li nga xam ne moo leen war ñu ñëw fii fekk fi seen collègue fekk fi koo xam ne l'infatigable Gabriel Marie Bopp vraiment ma di leen wax ne voilà jeune boo xamante ne modèle la ñu ngi koy ñaanal yàlla gën ko jàppale parce que gis nañu liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def am na doléance yu ñu fi wax duma ci ñëw am na lu ma ci madame la maire wax léegi je crois que à partir lundi war ngeen commencer seen formation yooyu mais ki doon wax ci turu jigéen ñi dafa wax lu am solo xam nga du am sens lool ñu former ay nit ba pare après la formation ñu bàyyi leen en rade mais loolu dinañu seet nan la ñuy mën a def pour jàppale leen ci am na lu ngeen fi wax aussi muy problème mu marché Jacques loolu dama xamagul nag ndax miinuma quartier bi lool est-ce que am na fi lieu public boo xamante wala am na place boo xam ne mën nañ ko faa def su fekkoonte ne fii ñoo ko moom dama leen di wax ne au soir du 24 bu ñu jógee ci élection yi wan leen ma fan lañ koy ma defal leen ci ay mbaar yoo xam ne di ngeen fi mën a nekk loolu nag dinaa leen ko sas ngeen gise ak chef de quartier ngeen waxtaan ci parce que délégué de quartier bu fi nekkee aussi mënuñu fi def dara te waxtaanuñu ak moom ba ñu am place boo xam ne pukkus boo xam ne yaakaar mën nañ ko fa def provisoirement dañuy toppatoo li ci war a nekk yëpp pour ngeen mën ci nekk di liggéey fi may terminer am na lu ñu fi wax léegi nee nañu parfois billet màkk yi day ñëw wax nañu dëgg ndax nag mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk waaye daal li ma leen mën a wax bu ñu yàlla mayee après les élections dama leen di jox rendez-vous le 25 le 24 élection yi la na mu daan jaar yàlla dimbali ñu mu jaar ñu élire le président Macky Sall dès le premier tour le lendemain bi communauté catholique bi nekk fii dig naa leen bi Rome te dinaa leen ko jox incha allah voilà pour les modalités nag ngeen waxtaan ci ngeen xool nan lay demee kooku dama koy bàyyi ci seen loxo yéen a xam ne muy demee voilà merci.